asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñi sant yàlla bu baax di julli ci nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba di ñaan yàlla sunu borom mu feeñal kiimaanu dund ci sunu kilifa di Serigne Mountakha na yàlla feeñal ci moom kiimaanu gudd fan te man na wér di ko ñaanal it kilifa diine yëpp di nuyu jataay bépp nag dafa nuyoo bi di ko teg ci loxol préfet ak adjoint bi yëpp maire du ma ko tudd ndax moom suite logique la ci sunu comité benn la rek di sant chef de service yëpp kilifa yi fi teew yëpp kenn ku ne ak wàccuwaay bi la yàlla jox société yeeg ñëpp ci turu comité d'organisation Grand Magal Touba ci kilifteefu Serigne Bass moom Serigne Abdou Khadir ñu am mbégte di jàll ay kàddu yu gàtt kàddu yi nag kàddu yi cant moo ciy jiitu waaye kàddu yi soññee ak fàttali di ñaan nit ñu may ma rendre hommage suñu xarit doonoon suñu collaborateur te ñu affecté ko muy suñu sous-préfet ndax amuñu lu Sénégal amuñu biir Sénégal lu gën lu ëpp ci ñun Touba waaye Touba lu mu rëy rëy ci ñun it màggal gi amuñu lu ko ci jiitu dafay am loo xam ne képp ko fi ne ci yëg loolu xame ko noonu ko dund loolu ak ñun ak koo mën a doon dañ la jàpp dañ la sargal dañ la jox sa wàccuwaay bi nga yoon kon ñu lay ñaan yàlla fa nga jëm yàlla defal la fa ndam ak jàmm defal leen yokkute ñi fi nekkit di góorgóorlu ñëpp xamante nañ hommage boobu it noonu lañ koy joxee commissaire bi fi jóge muy Diegane Sène ak ñi demee nekk moom ñëpp ndax sunu yéen dañ leen a mënul ñàkk ndax seeni service moo sunu dund dañoo liewu lool kon nu mu gën a rafete rek day noppal ñëpp préfet kon loolu ñu ngi koy teg sa loxo di ñaanal it monsieur le maire ak équipe bu bépp yàlla defal leen ndam yokk leen ay ndam ci Touba. waaw di wax rek ne màggal gi amaat nañ ci espoir bu bees bu neex nag ndax monsieur le maire de Mbacké dafay wax léegi wax ju am solo dafay proposition bu nga xam ne monsieur le maire jàpp naa ne luñ mat a bàyyi xel ndax commune Touba benn commune la bu ràññeeku ci Sénégal kon jëlee naa commune yi mu boot wala yi mu yu sës ci moom ca màggal gi ku ne xam na ni ci Sénégal fépp la waaye rawatina tund Bawol kon nag comme ñi nekk Bawol yépp war nañ yëg seen bopp ci màggal donte ni Touba leen ëmb loolu it mu jàpp ne proposition bii mu avancé lu mat a bàyyi xel la muy espoir bu nga xam ne it ne jot nañ ni ni mu war a doxee bu juree njëriñ yi mu war a jur jëlale naa màggal mais après màggal Bawol gépp day njëg ni màggal gi jàlle woon na ndax ñépp ci bénéficier loolu nag ci sunu kanam la ne te it lu mën a ne la ci rafet naa njot ci lu luy ne la bi ci des nag mooy lu aju ñun ci sunu liggéey ndax monsieur le préfet ñun bu ñu ñëwee fii
andiwuñu ay doléance déedéet ndax doléance xëy na day doon loo xam ne da nga naan dañ maa amee lii joxum lii daa manqué yi wala du loolu màggal gi dañ ci yem ak ñëpp muy ñëpp di ci profité wu aussi Sénégal gépp di ci profité kenn ku ne nag la nga ciy jariñu Touba war ci am wàll war a dellusiwaat ci moom loolu nag ñi jiite réew mi rek ñooñu ci mën a jàppale bu doon loo xam ne dee doon taxawaay bu mat bu toll na mu war a toll ndax ñoom ñoo attandul loolu yi mënta génn ci biir Touba lu aju ci infrastructure sociale de base yi fi am yépp toll na mu war a toll mel na mu war a mel waaye infrastructure routière ak yu ñu demee te yëg nañu ne non seulement manqué woon na fi waaye li fi jotoon na am sax amul yàqu na loolu nag mënut a ñàkk ay conséquences bu dee yéene ji am na fi xam nañ ni feeg ñaari weer liggéey fi liggéey bu mën a tee ay problème mu dem ak dikk am ci yoon yi ñëpp xam nañ ni mënut a ne loolu nag waruñu jekk ba waxtu yi te màggal gi ñëpp xam date bi bu jàllee ñu di ko xaaraat xam nu mu toll xamit fa mu jëm te saa su ne ñuy seetaan ba mu des ay weer ñu soog ci jub loolu man naka jekk dama koy wax te du ma jóg ci di ko wax li fekk maa ngi mën a wax ca muy demee nii nag dëgg moom dëgg rekk la préparation yi tolloowut ak dimension wu magal loolu lu ñu war a mën a xoolaat la jàpp naa ni yàlla na ci jëfewut ay atani nii am na ci ay question yoo xam ne bu ñëwee day ñëwaat waaye maa ngi am espoir ndax gis naa ci ay question yoo xam ne jàpp naa ni mën naa yéex a ñëwaat ndax ndox naka jekk problème la daan doon te gis nañ ne am ay amélioration nekk gis nañ ne ci anamu organisation gën na taxaw kon loolu ma ne si am yaakaar bu ñu sañoon it secteur yëpp demee noonu bu dee Sénégal am na amélioration am nañ fi ay magal yoo xam délestage de lan am léegi yooyu yëpp amatul Sonatel la même chose waaye nag bu fekkee ñoom ay privé lañ ay commerciaux lañ loolu des koy bàyyi ñoom ndax nag li ñu jaay rek la ñu mën a jënd waaye nag am na ay services yoo xam ne ba léegi amélioration demeegul noonu mu mel ni ak yi dañ koy wax ci mbir mu ne ak yi nag mooy loo xam boo ci xasee teg sa loxo da nga koy naggal di ko rafetal ak di ko jéem a yokk waaye xel warul daj ci nga dem di ko ñàkk wala muy jeex ak yooyu nag bareegul ñu ñaan rek ñu bàyyi ci xel xam ne màggal gi moom kenn duuti wax nu mu toll kenn duuti wax ak date bi muy ñëw ndax ñëpp xam nañ ko kon loolu dañ koy bàyyi ci appréciation kilifa yi yor réew mi li ci des nag mooy ñun suñu biir Touba ñun ñëpp xam nañ ni buñ dee wax màggal ci murid yëpp maase nañ nangu ci ne màggal gi day yokku te jàpp nañ ne murid bi fi ñëw wala sax nga bañ a doon murid waaye koo mën a doon ci màggal gi tax laa jóg boo ñëwee bëgg nga egg ci jumaa ji visiter ko ziare xam mu doon barab boo xam ne ñëpp a fay day espace bi nit ñi daje yokkuwul ginnaaw espace bi yokkuwul nag ci ñun ñooy gérer espace bi ñoo fi dëkk maa ngi ñaan ci suñuy kilifa rek ñu bàyyi xel loolu xam ne nit ñi ñoom ñoo ngi wuy si
ñoom lañ soxlawoo dajal di leen ziyaare te seen sécurité yi dafa aju lu bari da ci aju ci espace bu ñu mën a toppatoo teg ko ci aw yoon rationaliser ko loolu bu fekkee lu war a am la kon da ci am loo xam ne ñooñu si mën a dimbali jàppale nu ci ñu ngi leen di tàllal loxo nag di xamal rek ne ñun ay dongo lañu ñoom la ñuy liggéey Serigne Touba la ñuy liggéey te tey ñoom la ñuy xoolee Serigne Touba ñu bàyyi xel ci ne barab bii seen barab la lu fi waaye def ñoom la koy defal maara di taal du am ndax rafet nañ ci njort waaye bis bu fi dara xewoon rek seen kaw lay njëkk a dal soo dal suñu loolu nag la ñuy bañal ñëpp kon espace bi dinaa yokku nañuy bàyyi xel ci nañ koy jëfandikoo ci kër yi ak buntu kër yi ndax jumaa ji moom mooy barabu ñëpp monsieur le préfet maa ngi jégalu ñëpp nag di ci jiital sama kilifa yooyu may yóbbante kàddu yi waaye di baaluwaat ak ñëpp di baal ñëpp ak di ñaan yàlla mu may nu màggalu jàmm màggalu sutura màggalu ndam asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh di nuyu xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha ko ñaanal it yàlla yàggal ko ci suñu kanam nuyoo boobu nag ñu koy teg ci loxo yi sëñ Ousmane Mbacké moom itam di ko sant bu baax a baax ci ni ñu ànd liggéey bi ci suba ba léegi di it jaajëfal chef de service yi fi teewoon yëpp bii mooy ñaareelu daje ci wàccaayu Grand Magal bu Touba 2026 ginnaaw bi nga xamante ni sous-préfet arrondissement bu Ndaam def na CLD bi ci salle bii ñu daje woon doon waxtaanaat rek ci point yi nga xam tënkoon na moom sous-préfet sax ñu koy ñaanal yàlla jàppale ko ci mission bu bees bi ñu ko dénk di réaffirmer en tout cas satisfaction bu ñu am ci moom durant ñaari at ak genn wàll yi ñu nekk ñu installé woon ko fii ci arrondissement bu Ndaam ba mu war fee jógee bu soobee yàlla altine bii di ñëw am na ngërëmul en tout cas ay supérieur hiérarchique am te it am na ngërëmul autorité religieuse bi muy Serigne Mountakha Bachir xalif général des mourides parce que def na fi liggéey bi mucc ay moom ak ñeneen ñi fi nekk ndoolal commissaire spécial bu Touba Diégane Sène commissaire bu Mbacké aussi Aline Fall ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi jóge ñëpp ginnaaw bi ñu noppee ci rencontre bi nag suñu xel dellu na dalaat ci yenn yi ci yu ci bëri loo xamante ni càmbar nañ ko waxtaan ci parce que it dañuy faral di wax ni fépp foo xamante ni ci benn dëkk bu fa lu toll ci juróom benn million gi nit yu teg di daje mën naa xaw a jafe la nga xamante ni loolu lañ soxla lépp ñu satisfaire ko à 100% et satisfaction à 100% boo amul it am na ci yu bari yoo xamante ni aussi état taxaw na ci bu baax a baax ci yenn secteurs yi mën nañ cee bañ a taxaw bu baax parce que yaakaar naa ni gis nañ ni que jafe-jafe yi bariwul ci trop et loolu comité d'organisation bi aussi wax na satisfaction bu mu am ci taxawaay bi nga xamante ni moom la jàng am te loolu it comme niñ ko waxee léegi taxawaay bañ ci daan am su yokkul du wàññeeku mën naa ci lim yenn secteur comme lu demee ni ci wàllu santé nga xamante ni gratuité des soins dañ ko mas a accordé te bu soobee yàlla noonu lay demewaat dinañu yokk it li nga xamante ni mooy moyens yi muy ci li jëm ci wàllu garab yi ci jëm ci wàllu ambulance yi ci lépp li nga xamante ni en tout cas war nañ ko taxawee en terme de service public ci wàllu santé ba nga xamante ni bis bii ñu jublu di Grand Magal de Touba lépp luñ ci war a taxaw ci wàllu santé bi taxaw ko ci bokk na ci it ci yeneen secteurs yi nga xamante ni mooy wàllu sécurité yaakaar naa ni côté boobu it buñ fa amee jafe-jafe it bëriwul noonu la demee ci yeneen secteurs yi lu demee ni ci wàllu contrôle et approvisionnement nga xamante ni chaque fois dañuy déployer ay équipe ñu nekk ci terrain bi di saytu bu baax a baax ñam yi nga xamante ni moom la nit ñi di jëfandikoo pour que ñu bañ cee
dugal ci marché bi lenn loo xamante ni demewul noonu. amaana nag am na ci secteur yoo xam ne d'habitude ci lañ doon gën a jànkonteel ay problème mais nag sant nañ ci yàlla tey yaakaar naa le coordonnateur du comité d'organisation du Grand Magal de Touba wax na ko léegi. daaw doon nañ wax avant daaw lu demee ni ci wàllu ndox mi ay jafe-jafe yoo xam doon nañ ko ci dund mais daaw ku fekkee Grand Magal xam ni am na amélioration bu baax a baax. loolu nag amélioration boobu li ko waral bokk na ci ñaari réservoir yoo xam defoon nañ ko fii ci Touba yu 6000 mètres cubes bokk na ci ay forage yu bees yoo xamante ni donc réaliser nañ ko fii ci Touba. loolu ren jii fi ñu jëm parce que ku ne xam na ni Grand Magal bi toujours day gën a jëm kanam moo tax ren aussi ñu fas yéene yokk loolu bu soobee yàlla lu toll ci ñeenti château d'eau yoo xam bëgg nañ ko fay defaat lu toll it ci ñeenti forage yoo xamante ni su ma yeboon ni fii nii fi ñuy wax yéen nii daanaka mise en service moo ci des benn bi sax mettre nañ ko en service beneen bi renouvellement la yeneen ñaari bees la bokk ci bi nga xam ne mettre nañ ko en service déjà kon ci wàllu ndox mi suñu xel dal na ci bu baax a baax même si comme ni ma ko waxee léegi fu juróom benn million ngi nit yu teg daje xañ na satisfaire seeni besoin mën nañ à 100% mën daanaka du yomb fi ñuy gën a xañ na insister mooy ñaari secteurs yi muy wàllu assainissement ku ne xam na ni année yi passé et ren aussi noonu lay demee nawet bi màggal bi ci nawet lay nekk xañ na ren dina gën a avancer par rapport ak année yi passé moo tax ñu war cee gën a mën a taxaw bu baax a baax pour mën a fexe ba inondation du sonal kenn waaye ci loolu suñu xel dal na ci parce que en plus travaux yi nga xam ne def nañ ko ci Touba am na beneen projet bu bees boo xamante ni projet de drainage complémentaire des travaux projet de travaux complémentaires de drainage des eaux pluviales de Touba lañ ko tuddee mu nekk un projet boo xamante ni enveloppe bu 15 milliards la ci état def projet boobu sax ministre de l'hydraulique et de l'assainissement bu soobee yàlla suba war na fi ñëw pour visiter travaux yi fan lañ ci toll te tey jii fi ñuy wax ak yéen ci li nga xam liggéey bi ñuy def mu jëm ci côté yi quartier yu mel ni Guédé yu mel ni Mbal yu mel ni Ngiraneen lu toll ci 2 kilomètres ak lu topp jot nañ ko cee def ci ay travaux de dalo ci loo xamante ni linéaire 8 kilomètres la war a doon et ci liggéey boobu aussi ci la ñu prévoir def benn bassin tampon au niveau donc de Ngiraneen kon xalaat nañu ni incha allah rabbi ren également Magal Touba bu soobee yàlla ci wàllu assainissement bi dinañ ci am en tout cas ay résultats yu satisfaisants loolu nag amaana am na ci loo xamante ni ministre bi ni mu ko fonke moo tax mu bëgg a ñëw suba visiter travaux yi gën a soññaat équipe yi pour que balaa nawet bi di installé wu pour que travaux yooyu mën a egg te incha allah rabbi réseau boobu bu fekkee mettre nañ ko en service day nekk loo xamante ni dafay drainer de manière gravitaire ndox mi parce que li ñu fi doon def moom mooy lan dañ doon def évacuation par pompage ñu dem ba gis ni que loolu kat dafa wane ay limites et que lii moom mooy solution bi donc li nga xamante ni xañ na moom la ñuy ñaan yàlla mooy mu kattanal ñu ba loolu ñu mën ko eggale bu boobaa yaakaar naa dina indi ay saafara bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu. beneen secteur bi nga xamante ni xañ na war nañ cee inciter bu baax a baax moom mooy entretien routier tey yaakaar naa ku xool dëkk bii di Touba boole ci sax dëkk bii di Mbàkke aussi ñaari dëkk yooyu nga xamante ni su ma yeboon ni màggal gi ñu ci ëpp ci ay nit foofu la ñuy nekk tali yi am na ci yoo xamante ni laaj na defaraat bu baax a baax jàngat nañ ko fi léegi wax nañ ko fi donc AGEROUTE def na mission boo xamante ni identifier nañ secteur axe routier yi nga xamante ni dafa am ay yàqu-yàqu ci loolu comme du AGEROUTE rek moom mooy intervenir ci wàllu entretien routier bu soobee yàlla ci lu yàggul dara balaa weeru mai bii di dee bëgg naa dajale ñi nga xamante ñoom ñooy yëngutu ci secteur boobu muy bokk ci maire commune Touba Mosquée
maire commune Mbacké bokk ci Ageroute ak Touba ca kanam pour ñu toog waxtaan ci nan la ñuy fexee ba boole suñuy doole nan la ñuy fexe ba li nga xamante ni en tout cas moom la ñu mën ñu fexe donc boole ko ba mën a liggéey ci domaine boobu ba nga xamante ni bala ñuy dugg ci grand magal incha allah rabbi jafe-jafe yi am ci wàllu tali dinañ ko saafara maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp.